audience baykat yi lañ leen di jottali ci yàlla jamono métti woon ba tax béykat yi daw seen tool décor ànd ak gàllankoor kenn gisatul mbool réew mi metti jur gi ràmb tool ya booy sàmmkat bi di jooy ndax gëj a gis suuf su tooy looloo waral exode rural ba feneen foo nekk fu dul Ndakaaru day mel ni newoo Sénégal ñaar fukki at may bay limité wu ci gerte looloo ma rey léegi tey sama suufa gi di yàq ma mel ni kuy waaj a sànq su ma yëgoon fu ma béyee gerte béy fa dugub wala ñebe mboq kanja bisaab mën naa doon naataange. maa demoon Ndakaaru bàyyi sama tool nekkite yoon Ndakaaru njaay di tool bés bu ne man maa ngi ñafe ngir bañ di góor su ma yëgoon toog ci kër ba bay sama ngóor ñun audience baykat yi lañ leen di jottali ñun audience baykat lañ leen di jottali ñun audience baykat yi lañ leen di jottali sàmm suuf di ko aar mooy tax gàncax du gent tool yi meññ jur gi rekk mooy matale sunu gént benn bërëb boo ca tàmmoo mbayum gerte suuf sa ràmm bay ca loo dundeeg loo mën a jaay boo bañee mu lamb mooy tul ma borom bon yi sunu àq la ñu yàgg dundee mook la mu am nañu dem fa ñu xam comme que àq lay dundee konontu ñun ba ñëpp mànkoo fexe nuñ fi jógee mu demati solati beneen mas lañ ay xoolu fi dikkee maa moo woon bëgg démb te it maa mooma ak ku ma déggal moom mën nañu si waaye ku ma déggal ak ku ma déggal te ànd ak man ci baat boobu ànd ma Thierno Lo fi ginnaaw maa ngi ci ginnaaw Thierno Lo ak ku ñu déggal nag nit ci nag moomu ci kenn waaye man de Thierno Lo doy na ma ci wet gu ne ndax Thierno Lo jikko bu ma gis ci moom laa àndee ak moom àndiwu maa moom dërëm boo xam ne dama ko def sama poche bii Thierno nga nii maa ngi nii mosuma ko seeti ndax bëgg lu ma am bëgguma ko seeti ndax wuti jàng benn carte la bu ma def sama oto Thierno Lo dama ànd ak moom ci dëgg gi mu dëggu ak njariñ am ci askan wi moo tax ma ànd ak moom ndax Thierno lépp loo ko wax ci askan wi te askan wi tax askan wi teew nga teew Thierno def na loola bu fekkee mën na ko dana ko wax bu ko fekkee mënu ko dana ne mënuma ko du wax lu du digal mu dund man de loolu laa xam Thierno Lo ànd na maa moom may naa koo xam ne kii am nga sama ndigal te mën a ànd ak man ci loola ànd na maa Thierno Lo noonu ñëpp nan maa si ànd ak Thierno Lo te ne ci gannaawam di ko diwlu ndax dana am solo te képp wax ba ngaa jariñ si biir arrondissement bii ak perte boo mën a nekk boo ñu ko si ginnaaw Thierno Lo wóotul nga am pertement waaw ndax Thierno Lo dong laa fa gis mu yor askan jikko joo xam ne ji mën naa dem ba ca kaw mu defal la mu toppatoo la njariñ loo xam ne bu ñu jël si waat fii ci askan wi ñëpp a si maase jariñu moom dong laa ko gisee nag man foofu nag foofu yoole hey baykat yi jàmbaar yi lañ fi teewal fajar lañu yeewu gàddu seeni bopp jëm tool mën a tënk de mooy maam Thierno Lo moom ñëw na fii ci Mbadiane fu ñu ko bëggee fu ñu ko wóoloo ndax da ko fay jëfe wane ko fi ci ngorom ñu bari yaakaar ko mboolem communauté rurale Mbadiane bay ba sax may ndax 46 chefs de village la te ñëpp man mii la ñu jiital lépp lu ma fi wax mooy waxub 46 villages yi yëpp ci li ma tënk ci ndaje mi daal mooy naman nanu ko lool yàkkamti wan ko lool nun ñëpp danoo maase topp ci nun amuñu kenn ku nuy àndal moom daal maam Thierno Lo lan àndal fu mu nu jëmee rek foofu lan jëm fu mu nu joxoñ rek maase nañu ci ànd ak moom ci noonu te it lii nu jëm ci sunu kanam bu nu ci àggee lii ma leen wax dana wóor nañu ndax wate bii nu jàll day wane na ko fii ndax bureau yi danoo ko gañewoon te incha allah la ñuy ñëw itam fas yéene noo àndaat ak moom bala nu defal nu defaat ko rek loolu daal mën naa ko ci tënk te dañu cee bég lool ndax lii moo di yoon nit boo bëggee ànd ak moom fu mu jëm da lay wax ne la man kat barab sangam laa jëm su ko defee foofee boo ko rafetlu ne ko man ne bu doon mën naa nga ne waaye nag ñun fii mu jëm danoo neex lool dañ cee ànd ak moom bu rafetlu ko lool nag. bés bu ne man maa ngi ñafe ngir bañ di góor su ma yegoon toog ci kër ba bay sama ngóor ñun
moom démb ak barki démb ndax bi parti bi nga xam ne bi ñu àndoon bi mu jeex it ñun bàyyi nañ ko woo nañu fu ne waaye dina koo bàyyi moom la doon xaar bi mu ñëwee dañ ci ànd ak moom ak suñu mbooloo bu fas nañ ko yéene dañ ko àndandoo moom ba xam ne li mu bëgg dañ ko am ci communauté bi te it communauté bi kenn ëpp nu fi doole danañ ci ànd ak moom ci saayir ak ci bàttin liñ ci xam ne mooy mobiliser gone yeeg jigéen yeeg mag ñëpp liñ fi jógee dañ leen mobiliser wax leen ba xam ne ni nga xam yaakaar ni ñu ko bëggee na xam soobee yàlla tamit fas nañ ko yéene ñun nag asgoor mënoo weex tey ñuul ci la nekkoon démb ak barki démb ànd ni mu daan tey nga wàcc ko du suñu wàll du suñu jikko moo tax bi mu jógee ci parti bi jeexee doon toogaat rek di ko diglu bi mu ne xaar li it dama nekk ci ay tawatam yooyu danoo toog di xaar rek waaw ñi nga xam ne moo fi nekk ni yónni ay ndaw ñëw ni fi yónni yoon waaye taxul dem léegi nag bi mu ñëwee ànd ak moom bu fekkee day dem ci bon bi baax na bu dem fu mu baax nun daal moom ànd ak moom ci li mu bëgg ci li nga fas yéene ànd ak moom sa yàlla te ñoo jéem a jaxase mbay mi bay dugub bay gerte bil jaxu ànd ak baay biyaa mboq laay jaañ mën a suuxat sunu réew Alioune Touré bii baa yéenay jàmbaar waa ñëw di teewal may ci atum naataange jàmbaar yi jàmbaar audience baykat yi leen tàggu nañu jaxase mbay mi bañ a yem ci mbayum geen audience baykat ci yi leen ndimbal bu juróom-ñaari la asamaan dimal na say fekk loxol bara audience baykat yi leen Bekor tàggu nañu waa nguur gi jàpp si daan audience baykat yi leen baykat yi déggoo ñun audience baykat yi leen di Bekor tàggu nañu ñun audience baykat yi leen di jottali ñun audience baykat yi leen di yoole hey baykat yi jàmbaar yi lañ fi teewal fajar lañu yeewu gàddu seeni gopp jëm tool naaj wi naa dàng seen bopp ñu saxoo jekkandal mbool ba tàkku saan maase wuti maraax. L'Alliance pour la paix et le développement, APD Gëm Sa Bopp, va opérer une rupture en annonçant deux thèses fondamentales. La première, c'est que la pauvreté n'est pas la cause, mais la conséquence des comportements décrits. La solution ne peut être du ressort exclusif de l'État et de l'extérieur. Au contraire, elle suppose et appelle la participation active de tous les segments de la société. Oui, la paix et le développement se posent à nous comme des urgences absolues. Mais l'urgence ne saurait justifier une démarche irréfléchie ou un traitement simplement symptomatique. Au contraire, il nous faudra fonder notre action sur des valeurs fortes, des principes clairs, une philosophie cohérente, des stratégies et des tactiques pertinentes, des outils et moyens adaptés, une éthique de l'action efficace, structurée autour de nos valeurs fondamentales telles que l'honnêteté, le courage, la solidarité, le sens de la dignité et de la justice, la foi. Voilà ce dont le moment est venu et qu'il nous est devenu impossible de différer. La situation reste gagnée par le système clientéliste des partis politiques, ce qui éloigne les intellectuels sincères et de nombreux citoyens de ces derniers, mais contribue aussi à rendre les populations passives et empêche ou stérilise toute initiative. On peut sans risque de nous tromper, conclure à une ignorance, tout au moins à un aveuglement de nos dirigeants politiques en grande partie sur la nature de notre époque, sur la situation du monde qui va vers une nouvelle société. C'est une vague de fond dont beaucoup, même parmi les plus avertis, ne perçoivent que l'écume. Il urge pour tout cadre de réflexion de mettre les projecteurs sur la nature de cette époque, d'avoir de vastes débats de société pour en saisir l'essence et pouvoir mettre le cap vers l'avenir avec un minimum d'assurance. Il y a une cassure, un hiatus entre le peuple et sa classe politique. Le pourquoi est connu. C'est quoi? La méconnaissance de l'histoire
et de la culture du pays profond. Le mépris des langues nationales et en colère l'utilisation officielle et exagérée des langues étrangères, le français et l'arabe par les élites. De l'autre côté, les populations laissées en rade depuis l'indépendance, incultes, appauvries, désorientées, n'ont connu que peu d'amélioration dans leur situation globale. Et c'est ainsi que les grandes avancées dans les techniques de communication ont permis aux populations de poser le véritable problème, celui de faire face à la demande sociale immédiate d'une part, d'autre part de régler les questions de développement, éducation, santé, emploi, agriculture, artisanat et j'en passe. Toutes ces questions ne pourront être réglées sans leur participation, en ayant une claire conscience de travailler à leur émancipation culturelle, sociale et économique. Il nous faudra nécessairement redécouvrir notre histoire avant la colonisation, recoller à nos valeurs négro-africaines de civilisation, recoller à notre culture, nos langues, nos bonnes traditions et coutumes. Il nous faut arrêter de penser nous développer avec une langue étrangère comme instrument de conquête de la science et de la technologie. C'est consciente de l'ampleur de ces défis que l'Alliance pour la paix et le développement Gëm-sa-Bopp s'engage à mettre en place un cadre de réflexion pour débattre de ces questions, faire du développement, de la formation, faciliter le dialogue social et développer l'auto-emploi. Une telle mission demande un compagnonnage franc avec l'État et avec toutes les forces de progrès. Sa mission ne saurait être celle d'une opposition pour le simple plaisir de s'opposer, mais nous serons toujours du côté de la vérité, de la paix et des actions de développement pour changer le vécu des populations. Il faut que les choses bougent, il faut faire rêver par des mises en œuvre. Tous les secteurs visités par ceux qui m'ont précédé retiendront notre attention particulière et seront nos domaines d'intervention. Il s'agira de l'emploi des jeunes, de l'investissement agricole, de la réorganisation du transport et du secteur de la santé. Il faudra aussi mettre en adéquation le système de formation. C'est pour nous l'occasion d'annoncer notre participation aux élections locales, car les différentes compétences qui sont dans l'Alliance et qui travaillent étroitement avec les populations vont tout faire pour occuper les pouvoirs locaux pour mieux les servir. Et pour ce faire, nous resterons ouverts à toute alliance utile. Nos portes sont ouvertes et la réflexion se poursuivra avec l'installation de nos antennes et l'organisation de rencontres qui, même si elles ne débouchent sur des consensus, nous permettront de savoir ce que chacun pense des problèmes qui nous assaillent et ce que chacun pense de ce que dit l'autre. C'est un postulat en démocratie. Vive le Sénégal, vive la paix des Gëm-sa-Bopp. Je vous remercie de votre attention. daje nañu tey jii pour def réunion coordination ndaje bi ñetti ponk la woon mooy li nga xam ne jot nañ ko jëf muy rapport d'activité bi càmbar nañ ko wax nañu tamit li nga xam ne moom lañ def ci gox goxaat yi nekk wax nga li nga def ñaareel ponk bi wax nañu nan la kuréel yi war a tëddee ci biir gox goxaat yi muy structuration bi ñetteel bi moom moo doon agenda bi nga xam ne taxawaloon nañ ko ngir wéyal di samp suñu cellule yi donc li ñu jàpp ci ndaje bi daal mooy ba ñu sampee APD depuis am na ñetti weer muy date ba nga xam ne moom la ñu mayoon suñu bopp pour jëf-jëf yu jàpp Dakar nga xam ne dafay am ay jeexital ci askan bi gis nañ ni APD la mu waxoon daanaka def na ko waxoon nañ ne dinañu samp ay yëngu yoo xam ne jigéen ñi nañ ci am koom loolu def nañ ko ndax jàpp nañ ni monté nañu ay unité de production artisanale yoo xam ne dañuy def transformation des produits agricoles ak savonnerie loolu waxoon nañu ne dinañ ko def nañ ko waxoon nañ dinañu samp ay cellules massifier APD dox ci gox yi waxtaan ak ñoom ci citoyenneté waxtaan ak ñoom ci gëm sa bopp waxtaan ak sa ñoom ci dajale xam-xam yépp ngir tabax ay programme yoo xam ne dafay fekk soxla doomu aadama loolu ñu ngi ci ñu koy def donc li ñu mën a tënk daal mooy bilan bi ñu mën a def ci trimestre bi am nañ ci satisfaction bu baax ndax lañu sumboon ne dinañ ko def yàlla may nañ ba ñu def ko ba jàpp nañu yeneen jéego yoo xam ne wañ nañ koo def muy samp comité scientifique bi jàpp nañu bisam samp kuréelu ndaw yi jàpp nañu bis bi ñu koy defee mais samp kuréelu femme bi tamit jàpp nañu bis bi ñu koy defee donc mooy li nga xamante ni
mais di sant yàlla bi nga xamee ne ñëpp am nañu pas-pas toog xaar délégation bi parce que c'est pas n'importe quelle délégation la ñuy recevoir tey Arafat dafay recevoir Grand Yoff mooy recevoir en entier ay responsable yoo xam ne ku ci nekk ci sa gox la nga fa représenté yow doy na ñooñu nag tey jii ñoo ànd parce que bëgguñu woon def meeting monsieur le ministre dañu ne duñu def meeting dañuy woo tout simplement responsable yi nga xam ne suñu fi jógee li nga xam ne dañu ko fiy fas dinañ ko mën a wasaare ci goxu Grand Yoff yëpp wasaare ko ba Parcelles Assainies ak fépp foo xam ne dem nañu fa ñu mën faa nekkal APD ñun damay def tuuti du ma ñàkk a def tuuti historique parce que monsieur le ministre dañoo yàgg depuis 93 ba ñuy sos CDP ñoo mës di ànd ci biir groupe nag su ngeen fa nekkee dafay am ñoo xam ne dañuy gën a doon xarit yàlla defoon ba ñu nee CDP yàlla xiirtal ñu ci moom ñu topp ci gannaawam mu ñuy tette depuis booba ba tey tamit rëcc wuñu ko parce que sooy topp di roy ci nit na nga ci roy ci koo xam ne su ëllëgee foo toog nga mën a siggi te siggil nañu li Sakho wax léegi am na ku nekk ci gouvernement Ablaye Wade nekk fa ba jóge fa kenn mënu laa toqal ci dara loolu jafe na te loolu monsieur le ministre rek moo ko mën tey jii mooy ki nga xam ne mën naa toog taxaw ne sama loxo taxul ci dara kooku tey jii ku ma tegaloon kaamil fekkewuma ko mais ku ma tegaloon kaamil ne ma waatal ñi nga xam ne tey jii wóor na leen ne dans le gouvernement de Ablaye Wade taxuñu ci li ñuy wax enrichissement illicite su may waat dama naan mën de mën naa waat ne Thierno Lo bokk ci kooku moom leer na fii nag monsieur le ministre ni ko kii waxee léegi Sakho waxee dafa yàgg parce que même bi ñuy taxawal bâtiment bii la woon di nekk nii ci gannaaw bi ñuy taxawal Arafat Excellence naan dañu koy loué ñëpp dañu ne woon yéen a ñeme parce que dañoo jóge woon ci location boo xam ne dañoo ñëw ne ñun ci sunu gox duñu toog naan gouvernement defal ñu fii Arafat la Grand Yoff ñu fàtte ko ci lépp Grand Yoff Arafat ça fait au moins 30 000 habitants yoo xam ne ñu ngi fii gouvernement bi tabaxu fi école gouvernement bi taxawu fi maternité gouvernement bi tabaxu fi defu fi terrain de jeu gouvernement bi defu fi dara dañoo fàtte def ñu ne su élection jotee ñëw leen wooteel ma su ngeen wootee dem leen ñibbi seen kër fàtte nañ leen loolu nag ñu ne ñun ay doomi Arafat lañ ay doomi Grand Yoff lañ suñ ñu fàttee yi tamit du ñu croiser suñu bras parce que dans ce cas nous serons des complices ñu ne dañuy jóg parce que bëgg nañu su ëllëgee suñuy njaboot yi tamit tekki bokk ci ñi nga xam ne suñuy lim ëllëg ñu limaale leen loolu taxoon ñu ne nañ mobiliser le peu que nous avons et le peu que tout le monde a c'est sa force de travail c'est son intelligence. Monsieur le ministre ñu lay wax ne dalal ak jàmm fii c'est-à-dire que su la neexoon nga tëdd nelaw liggéey bi danañ ko liggéey incha allah liggéey bi danañ ko liggéey te fa nga bëgg a jëm da nga fa yegg parce que nous avons l'expérience qu'il faut nous avons l'engagement qu'il faut on ne fera même pas une organisation verticale on veut mettre en place une organisation horizontale foo xam ne ñun ñëpp ñooy bokk yem parce que li ñu yëkkati lenn la mooy le développement de Grand Yoff mooy le développement du Sénégal mooy ñu dem ba nga xam ne Sénégal day bokk ci les pays de référence désormais nous allons travailler pour l'APD et nous allons faire de sorte que l'APD inchallah puisse faire partie des mouvements citoyens yi nga xam ne mooy gën a compter au niveau du Sénégal Macky Sall su la tàllalee loxo xam na ka mu tàllal loxo. ma ne loo dugg dinañ ci dugg yaay ji papa ji su ma lay tàggool sax ndax xëy na étudiant nga xale nga sax nga ne jarul tàggoo bu mu guddee rek xale baa ngi noonu mag ñi maire yi ndaw yi jeunes yi tey dañu am programme mais ñëpp koo wax mu ne ma adhéré naa kon maa ngi sant yàlla li ñu yéene yàlla rek moo mën de gis nga mouvement bi kenn mënu ko téye du Thierno kii yàlla mais yàlla na ko yàlla téye yàlla mi ma ci dugal nag ndax mën naa ne moo ma ko indi nag xaw ma ko jaarale ko ci njob yàlla na ma ko yàlla gérer ñu ko Thierno li mu mébét mënu ko de mais yàlla na ko yàlla gérer wasalaam. mais dama lay wax monsieur le ministre vraiment ñii ay góor nañu Rama wax na ko léegi man demoon naa d'ailleurs sa ba décider sa damay bàyyi définitivement politique parce que PDS ku ma xam-xam ne PDS laa nekkoon
je me suis combattu li ma amoon yëpp fa laa ko ñàkkee mais en retour dama ne politique jarul lu may yenn yi parce que nag yu ñëpp nag suñu doonu taalibe mais yu ñëpp yàlla def na si yàlla nañu jokk am na loo xam ne man jarul lu ma ko mais dama siy dem parce que saa yu ma taxawee gis ñii man ñii ñoo ma jaaxal gor yi ñii ñoo ma jaaxal ñii ñoo ma tax a bañ a toog wala ma dem ba bëggoon rocceeku si politique mais dama ne ñii dama am un devoir envers ces femmes et ces hommes donc loolu moo ma jaral ma ne dinaa jéem a def tout yàlla nag comme ni ñuy wax ku yàgg si teen bàgg fekk la fa donc loolu moo tax tey ñu daje vraiment ba ñu ñëwee si yow aussi ñu xamante sant yàlla lii tey su amee il faut le dire yàgg nañu Parcelles mais responsable musuñu fekk si comme nii nga defee donc loolu aussi dafay baax si mbooloo bi bu teewee ñu wax la ko donc ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax ni aussi jotaayu bés bi tey matee na ko parce que dañu woote pour créer lancer cellule bi xam naa ni bés bu ñu paree si jotaay bi parce que lépp mënuñu ko def parce que y a des absences da ngeen ñuy may monsieur le ministre ñu daal di monter suñu cellule après ñu daal di lay yónnee papier bi nga xamee si kenn ku ne si membre dina si gis sa bopp donc loolu moo doonoon kàddu yoo xam ne mënu moo ko woon ñàkk bañ a yëkkati mais na nga xam ni li nekk ëmb sama xol moo ëmb ñi ñëpp. Thierno Lo dafa daan wax ne yàlla sàkkuñu ñu juddu Sénégal di dundee Chine wala Pakistan wala Maroc nee na loolu la gëm moom gëmul ne nous sommes nés au Sénégal pour nous nourrir à partir de la Chine du Pakistan ou du Maroc kon loolu mu gëm mu ne solution bi mooy ku nekk fa la yàlla wàccee sa dund fa la ko yàlla def kon jarul ñuy jéggaani pour dund gannaaw Sénégal am na loo xam ne ñu ngi koy bay muy ay meññeef ñu am jigéen ñu gëm seen bopp am ndaw ñu gëm seen bopp am xam-xam am xarañ kon war nañoo mën a jëfandikoo li ñuy dundee li ñuy bay di ko dundee loolu moo bokk suñu yokk réew mu ne ma Ndiobba Wade dama bëgg fépp foo xam ne alliance baa nga fay taxaw
lii nga xam ne man gëm naa ko ñu jëfee ko ndax jëf alliance bi waxi alliance bi jëf la sant mu woo ma seenu jàmm ne ma dama bëgg formation yii ma nar a ubbi mu law Sénégal ak biir département Pikine nag Sénégal département Dakar région yëpp nga tàmbalee ko Yeumbeul Nord muy sampal jigéen ñi unité de transformation des produits agricoles wax na ko te jëf na ko mais dañuy dem liggéey ñàkk jariñ ndax loolu mooy yóbbu ci kanam beneen bi mu ne gëm na ni Sénégal mënul sukkaliku te fekk ni suuxatuñu lang yi nga xam ni moom la ñuy nàmp suuxatuñu njàng mu ndaw mi ak mu kawe mi waaye suuxatuñu cosaan ak aada ndax mooy suñu kiislaay pour ñu sukkandiku ci kaw loolu moo tax tey bu ngeen gisee jeunes yi taxaw parce que dañoo dégg-déggam boobu gëm ni boo jàngee da nga ci war a bu dee mission jàng la da nga ci war a xarsatu bay am xam-xam bokk suñuy jiite réew bi ëllëg loolu moo tax tey jeunesse bi ñëw xarte ndànk bay ñëw taxaw wax la seen engagement ne ñoom loolu nangu nañ beneen bi nag alliance pour la paix et le développement gëm sa bopp lay umi wax na ko sant na wax ji ñu mu tëddee ak ñu mu dëpp mais lenn rek lañ ci gis dañu def jàngat xam ne Sénégal fi mu toll metti na coow li bari na xuloo bee ñiiroo bi bari na ñëpp xam nañ ne Sénégal kenn du fi jiite te defoo politique loolu la ñuy wax mais mu mel ni dafa am ñoo xam ne dañu koy tay di décourager ndaw ñi ak jigéen ñi pour ñu def politique ndax toog si télé yi di mbéjante di saagaonte di wàññante orma ku nekk di julli sa morom ay mbootu moroom loolu defe naa pour décourager jeunes yi ñu def politique la ñun nag ñu ne dinañu xiir jeunes yi mu ñu def politique ndax politique mooy lan nga lal ay pexe yu ñoŋ jël ay xalaat yu nite soppi ko ay programme nit ñi liggéey si soppi seen nekkin seen doxalin ak seen jokkali ngir dem kanam loolu mooy politique ñun alliance loolu la ñuy dox moo tax nag il faut kon duñu meeting il faut que ñu meeting ñu ne dañ koy lal kon si ay diisoo yu sax dàq di dem si askan wi di leen yee di leen wax gëm leen seen bopp gëm yàlla fonk li leen yàlla may si xel ak xalaat ñu boole xel ak xalaat yi intelligence yi jëmmal ay programme wax bi naat ñëpp liggéey si incha allah loolu la ñu wax ñu ne askan wi dañu jël war a jël li ñu tuddee auto prise en charge buñ fi toog rek di déglu ñaan ñeent fukki at ya fi parti socialiste defoon ñun loolu intéressé wu ñu jàll na Thierno Lo mi nga xam ne yàlla ko fi indi moo ko fi indi yàlla may ko jàmm li mu bëgg yàlla defal ko lu nu neex la lu nu saf la lu nu kontaan la ndax ki ngeen ko yët moo nu saf muy Mame Bara Wade mi amuñu lu may moom mu saf leen ba ngeen yëkkati ko indi ko ci dëkkam bii dañ daan jóge fii ba Fass Touré di
seetaani télé di takk ay fas ñii di dox tey nag suñ dundee ba am salaire bu leel gee lan daan sarse ji portable suñ dundee ba tey ba duñ sarse ji fenn du seetaani fenn dañuy sant yàlla di dolli rek di sant Mame Bara Wade bi nga xam ne moo tax ngeen indi ko fi ñun jigéen ñi it sonnoon nañ lool ndax suñu xale bëggoon nañ koo gis di ko seetaani te mënuñu koo am tey nag yàlla indi na ko di ñaan ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi mu àndal ba ñëw fi li la masawu seen coono ndax bàyyi nañ seen njaboot bàyyi lu ñu war a liggéey te ñu ngi ñëw ngir yàlla Thierno Lo fekk si nu fukki kilomètre ak ñaar moom la ñuy seet dox seetaani ko suñu xale dem di ko seetaani ba ci laa bi barki démb jee ci mujj soo xamee ne ni sarse portable suñ demut bu léegi wala ñu dem Daaru Musti duñ sarse portable xam nga ne yooyu ay jafe-jafe yu metti la woon loolu nag bu ñu demee ba yàlla dindi dañuy sant yàlla julli ci yàlla di ñaan rek lii nga xam ne moo ko bind yàlla na ko yàlla fàllu taxaw ba li mu bëgg yàlla na ko am bi nag céréale locale la ñu ngi def ñu ngi liggéey maïs tey ak mil ak ñebbe moom lañ liggéey tey ci kaw liggéey bi def nañ ñetti façon brisure de maïs defar cere ñaari façon cere bu sew ak bu dijj def caakiri dugub caakiri ñebbe ak caakiri maïs def cere dugub cere ñebbe cere maïs def karaw dugub karaw ñebbe ak karaw maïs waaw léegi des na nag yeneen formation ci céréale locale bi tey moom lii rek la ñu liggéey mais nit mën na même ñaam bi sax dañ koy liggéey pour bëgg a xamal jigéen ñi nekk céréale locale ñoo ko moom nañ koy consommer daal di leen xamal tamit ne lépp lu farine mën a defar ah dugub mën na ko defar maïs mën na ko defar haricot tam mën na ko defar maïs la maïs bi moom lañ jël transformé ko am ci cere am ci ñetti façon brisure am ci caakri am ci araw maïs bi mil la mil bi am nañ ci caakri am nañ ci karaw am nañ ci cere waaw am nañ ci caakri aussi bi ñebbe la am nañ ci cere am ci caakri am ci karaw si ñebbe bi waaw ñebbe bi aussi am nañ ci cere am ci caakri am ci karaw bi mooy savon karité carotte ñoo ko defaree carotte ak karité ak nen ak citron bii mooy savon huile de palme bi diwtiir lañ ko defaree ak carotte ak nen ak citron bii mooy saabu mbërbëf pour xale yi picc xale yi ñoo ko defaree mbërbëf ak karité ak nen ak citron mbërbëf benn plante la yu nekk ci àll bi mag ñi nag dañ ko daan togg laax di ko faje ay ndoxum si teeg yooyu ay picc xale yi ay góomu xale yi léegi nag ñun moom la ñuy jël def ko saabu di ko fajale ka mag ñi daan faje xam nga saabu yi ni ñu ko composé yëpp dafa baax par exemple huile de palme bi dafa baax si yaram carotte dafa baax si yaram citron dafa baax si yaram nen aussi dafa baax si yaram aloe vera moom it bu nekk xam na ni dañ koy fajoo dafa baax si yaram waaw karité dafa baax si yaram saabu yi li ci dem yëpp dafa baax dañoo seet li baax si yaram yëpp ñu boole ko def ko ci saabu And do it. And willingly do it. On behalf of the Secretary of State, we'd like to present you with this certificate as an honorary Georgia citizen. I hope that you will visit again, and we certainly appreciate fostering relationships with the country.
tey woote gi moo doon d'abord ñu monter le bureau yi nga xam ne moo fi war a togg au niveau de la région de Dakar tàmm si yi nga xam ne mooy mouvement des jeunes loolu mooy fi dajaloon mais également surtout aussi wax aussi également suñu plan d'action yi nga xam ne moom la ñu war a mener dans les meilleurs délais yi nga xam ne moom la ñu jox comme xam nga kuréel bi nga xam ne à travers donc le président Thierno Lo moom la woote muy alliance pour la paix et le développement gëm sa bopp dañ jàpp ne donc une jeunesse bi waruñu des ginnaaw par rapport à cela et que ñu war a comme se faisait dans le temps mag ñi pratiquement dañu gisoon si dans les hautes prises de décision yu mel noonu loolu rupture la léegi parce que jamono léegi dox na ba jeunes yi léegi engagé wu na seen combat yi nga xam ne moom la ñu mën en toute responsabilité. ndaw yi nga xam ne tey dañ fi taxaw doon nañu ay ndaw yu conscient yu xam bëgg seen réew d'abord doon aussi ay ndaw yi nga xam ne aussi macha allah yàlla baaxee na leen ba ñu doon ñoo xam ne aussi am nañu bagage intellectuel mais bagage aussi si wàllu politique aussi ñu ràññee leen aussi sa taxawaay kenn ku ne seen gox voyez-vous tey du benn gox rek tey mu composé bureau bi tey boo ko gisee tey au niveau de toute la région de Dakar tey kenn ku ne tey am nga fa sa tànk am nga si tey waay am na solo liggéey bi d'abord mooy ñu jéem a massifier jéem a sensibiliser donc le maximum de suñu frères yeeg suñu sœurs yi nga xam ne nekk nañu au niveau de la région de Dakar bon c'est vrai que combat la xeex la et que je pense bien que ñi nga xam ne dañu nekk pour commencer ko si bureau bi qui sont des jeunes composés de femmes extrêmement valeureux jàpp naa ne liggéey boobu d'ici sous peu de temps daañu dégg aussi suñu taxawaay par rapport ak échéance yi nga xam ne moom la ñu dégg ma et que on a bon espoir à ce que ñu war a mën a relever ces défis là parce que jeunesse su tey mooy war a doon magu ëllëg et que jeune aussi da nga koy préparer ci processus am c'est pas dire que un jeune ne doit rien faire ou bien amul lenn loo xam ne aussi warul ko xaar ëllëg non dama jàpp ne jeune bi juddu tey war a am lu bëri aussi loo xam ne daf ko war a dox si génération donc dama jàpp ne aussi ëllëg la modèle la référence la te jàpp naa ne aussi avec ces jeunes là mën nañu jàpp ne am nañu yaakaar bi nga xam ne aussi pour liggéey bi nga xam ne moom lañu war a dëgmal d'ici sous peu de temps ñu war ko mën a arrivé incha allah di ñaaxaat ñëpp di ko tàmbali sama bopp di ñaaxaat ñëpp ñu xam ne tey lu ñu fi dajale woon c'était de réunir composé defar bureau bi table bureau bi loolu weesu na donc kenn ku ne aussi cheval de bataille nga si localité da nga nekk na nga xam ne ambassadeur nga fa na nga xam ni tey dañu falee pratiquement président kenn ku ne sa gox président nga fa di ñaax aussi d'ici sous peu de temps kenn ku ne aussi li nga xam ne moom la ñuy war a attendre si ay résultats yu satisfaisant aussi ñu am ko yaakaar bu baax a baax loolu rek laa amoon li ma doon yokk si ñi nga xam ne moo doon jotaayu tey bi di rafetlu aussi jotaay bi parce que quand même kenn du wax ni démocratie amu fi donc sant yàlla di ñaan yàlla aussi ànd bi nga xam ne moom la ñu ànd ñu joxante loxo bu bokk ndey bokk baay d'ici les prochains jours soob yàlla di ngeen gën a xam ne li nga xam ne moom nañu taxawoon tey di ko liggéey donc am nañ ci ay jéegu-jéegu yu am solo loolu rek laa mën a wax wasalaam. xamal ni mboolem ministère bi délégation bi nga xay ñoom nga àndal ñëpp ji bi nee na mi ngi leen di gërëm di leen sant te di leen dalal jàmm loolu yi nag mi ngi ko jëlee ci ki nga xam ne moo nekk di wër juróom ci baayam ñànka nee nuyoo boobu moom la àndal jiital ko ci dëkk bii defe naa fi mu toll képp tey boo ko seetee kon ji bi néegu baayam teew na dara desul néegu ndeyam teew na dara desul kon ñoom ñëpp ñu ngi taxaw nekk ci ginnaaw ji bi ñan maa ngi nuyu sunu gan ñii fi teew ñëpp nag
ñi nga xam ne ñu ngi jógee Koundou Ndiaye bu yëg bi yëpp 46 villages yi nga xam ne ñoo nekk ci commune rurale Ndande ñëpp seen responsable teew na kontaan nañ ci loolu trop nag ndax li ñu def mooy ànd bokk doole wane seen doole nekk benn te moo fi daan am kontaan naa trop ci délégation bi 46 villages yëpp nag bàyyiwuma kenn bu loolee nuyu naa suñu gan ñu tedd ñi fi ñëw monsieur le ministre Thierno Lo Thierno yaa délégation bi nga àndal yëpp ñoo ngi leen di nuyu lu bari a bari nag kontaan nañu ci seen woyof gi ngeen am ba ñëw Thierno Lo dafa dëggu nit ku dëggu la parce que congrès yi ñuy def Kébémer bi ñu xoolee majorité bi mu ànd ci dëkkam dafa dëggu parce que booba nekkagul sax ministre wante ci dëggu ci la ñu ko mbokkam yëpp toppee comme ni ñu toppee ci bi ba mu nekk fu mu nekk loolu moom mooy li vision bi ñu gis ci Thierno ba tax ñu topp ko. ñun nag ay étudiants lañ ay élèves lañ donc nous sommes la jeunesse te ku di jeunesse maanaam di nga wax jàng ak jàngale te ñun nag li ñu soxla mooy maanaam enseignement de qualité maanaam njàng mu mucc ayib parce que nekk nañ ci dëkk boo xamante ni fi mu ne nii jàng rek moo ko mën a jëmal kanam parce que àdduna bi toll na foo xamante ni wax jooju dafa doy nañ jàng te liggéey te loolu yëpp pour nga def ko maanaam foo nga am ay ndaw yoo xamante ni da nga leen di jàngal bañ nekkee ay gone te ñun nag maanaam chance bi ñu am dañu nekkul loo xamante ne dañ koy caaxaane yàlla dimbali nañu ba nekk ñoo xamante ne ñoo ngi jàng ñi jàngul tamit ñu ngi ut liggéey donc ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi kaw ak daara yu suufee ñun dañ lay ñaan dimbal maanaam ak li nga mën ak sa doole fu mu toll nga dimbali ñu waaw kon nag maanaam ñun ñu ngi lay jox suñu engagement engagé wu ñu tey bis ni ki tey nar a ànd ak yow ba siis waaw waaw. ñun ñoo ngi ci ginnaaw Djiby Niang ñun waa Ndiaye Coro waa Badijeen ak waa Mbijeen ñun ñëpp benn bopp lañu te ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Djiby lu ñu wax rek moom la Djiby wax lu Djiby wax moom la ñu wax yow it loo wax rek moom la ñu wax ñu ngi wax nag li ñu bëgg mooy bëgg nañ la ngir sa dëggu bëgg nañ la ngir sa gëm-gëm looloo tax ñu bëgg la dañ laa dégg awaa nga fii ñëw looloo tax ñu bëgg la waaw am nga ñu nag te doonu ñàkk. kenn xamuñu ci lii sax xam naa bu nee Cheikh Niang ñu si ñëw ñu bëri nañ li leen bett waaye nag dafa nekk ni nit nu mu toll noonu ngay toll ci moom te Djiby dafa toll ci ñun foo xamante ni nii lépp lu ñuy bëggee nit ku baax am na ci moom muy lan loo gis mu yëngu ci àdduna nag ak lu mu riir dal rek lay mujjee te Djiby dafa nekk nit ku am dal nit ku am yar tamit nit ku am teggin nit ku xeebul kenn kon Thierno Lo yow xaj na xamanteeguñ mais ñu yor na suñuy bët di xool ci télé bi te am na nit ñoo xam ne nit ku ñu jàkk rek nan xam ban saaru nit nga li ñuy wut ci yow tamit li ñuy wut ci nit gis nañ ko ci yow mooy ak dal ak néewi wax ak amuk taalibe leneen lu nit wut nag lu dul loolu amoo dara kon nag man daal maa ngi lay wax ni maa ngi ci ginnaaw Djiby du ma nëbbu de man campagne bi passé APR laa àndaloon waaye Djiby ma yëg mu yëg ko Djiby ma jàpp ko Djiby ma xeebul ma bañ koo xeeb kon Djiby fu ma nekk ak ku ma mën a xëcc ak ku ma mën a àndal ak ku ma déggal dinaa ànd wuy si la wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërul bari ndax kenn ku ne li ki jégg wax rek ki ci topp ba gi mujj loolu lay wax ma it su ma waxee loolu rek laay wax Djiby leen fi nekkal Djiby sunu lépp Djiby nag nday ji Seex la Djiby dafa bari doom yu ko wër muy Pëleen muy Njaay Bummi muy Mbijeen muy Njaay Coro muy Bëdd Foras muy Fifet kon Djiby nii la mel Djiby nii la mel amul benn njëriñ nit lu muy wax na nekk ci xol bi yow nag sëñ Thierno nun kee rek la na am mooy nga ko mooy nan la soo ko mooy nu la dañoo jàpp rek ni lu jot yomb Thierno li ma gisoon ci moom buy ñëw fédération bu ñëwee yegsi rek ñëpp xam ne yegsi na doole lay dikkee
doole ju mat sëkk lay dikkee ànd ak waa Daaru Musti gi yëpp bu ñëwee itam su jëlee parole su waxee ku déglu di nga dégg kàddu dëgg parce que nit ki aussi bu fekkee ne da ngaa am mbooloo daan ànd ak ñoom démb ak bërki démb fu ne nga daa leen fa yóbbu boo masee wax mobilisation ñoom ñëpp jóg bu yàlla dogalee li muy dogal nag itam waroo mën a toog lu yàgg te nekkoo fenn bi ñu demee ab diir mu woo ñu xamal ñu ne génn na bokk gis-gis waxtaan ak bokk yi ak responsable yi ñu ni ma ñun yow yaa ñu doy foo jëm foofa la ñu jëm ci laa ko jox ak sama accord ba keroog bi ñuy lancé mouvement bi ñun dem nañu teew fa demuñu fa nag ak mobilisation parce que jamono nawet la woon te affaire yi jafe woon na mais keroog mobilisé na salle bi dafa nekkoon salle archi-comble amul folklore amul musique amul t-shirt amul drapelé dañ faa toog wax fa waxi fulla ak fayda waxi dëgg waxi tabax réew mi yooyu lañ fa wax kon nag monsieur le ministre ñu ngi lay dalal jàmm yaa ñi nga àndal di siyaare suñu sang yu baax yi fi teew sant Mbàkke nga xam ni wax dëgg yàlla couleur nañu jataay bi ci gën gaa rafet ci kanam ñoo ngi leen di wax leen dal leen jàmm ci bëdd forage fii nag di bëdd forage ak tund wi ak pëleen gëti wateef gëti rak cëmbal njonge dëkk yi wal fi yëpp lim juum fii vraiment bariwul réalisation boo xam ne am na fi jóge ci état loo fi seen rek population yi askan wi ñoom ñoo ko defal seen bopp baykat yaa ngi fi artisan yaa ngi fi macha allah xale yi tund wi ñu ngi tukki waaw macha allah di góorgóorlu di daal seen doole lu fi nekk ñoo ko fi def te nag bu ñuy xool télévision yi di xool rajo yi dañuy gis que ni partout à travers le pays boo jëlee jeunes jigéen ñi mi ngi am ay financement mi ngi am ay projet mi ngi am ay formation mais yooyu yëpp tumuranke na fii loolu soxla nañu ko fii jeunesse bi bëgg nañu ay activités de loisir comme ni ko Mame Gor Niang waxee daanaa ko fi organiser baykat yi soxla nañu ndimbal jàppale ci jiw ci matériel agricole ñu fexe ba nga xam ne ndox mi day baawaan kenn dootuñu bay nawet rek ñuy bay noor di bay nawet léegi nag mouvement bi nga xam ni moom la monsieur le ministre créé mi ngi tudd Alliance pour la paix et le développement gëm sa bopp Alliance pour la paix et le développement gëm sa bopp bu fekkoon da nga koy firi ci tubaab ci olof di mos da nga naan ànd bu dëggu te yaatu ngir jàmm ngir tabax jàmm ak tabax développement tabax yokkute te loolu man dama naa monsieur le ministre visionnaire la visionnaire mooy ki nga xam ne da ngaa gis li ñu bari gisagul wala nga sañ a wax loo xam ne xëy na ñu bari xalaat nañu ko waaye ñemewuñu koo wax parce que réew mi fi ñu toll nii problème yi bari na tar-tar yi bari na loolu nag coow ak saagante ak xasante ak xuloo ak tamante dëm du mooy li koy régler actuellement ce qu'il faut dans ce pays li ñu soxla ci réew mi mooy ànd bu yaatu te dëggu indi dal ci réew mi indi sérénité ci réew mi dal di attaquer problème yi les problèmes multiples du pays ñu song ko problème yi bari na boo jëlee secteur enseignement metti na il nous faut une école de qualité avec des enseignants formés de qualité loolu xaw na fee tumuranke boo xoolee rek yaa ngi gis mouvement étudiants yi mouvement élèves yi et cetera boo jëlee santé am na problème secteur boo jël am na problème kon nag ce qu'il faut mooy jàmm ak salaam joxante loxo liggéey te loolu waaye loolu monsieur le ministre di woote day dugg ci li nga xam ni kilifay diine yëpp moom la ñu woote képp koo xam ne mouvement bi soxal na la ñoo ngi lay woo nga ñëw am na ay poste à occuper bu ko defee ñu ànd liggéey li ñu bëgg a wax bari na waaye li duuf ci nag wi xajul ci cin li comme ni ñu koy waxee monsieur le ministre daal na sa xel dal fii daal yaa ko gisal sa bopp mënoon naa sax gën a yaatu lii mënoon naa ëpp lii waaw waaye nag jéego bu jëkk la rek lii lépp a ngi ci kanam incha allahu rabbi